asalaamaaleykum wa rahmatulah char naa la yéen ñëpp si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di leen dalal jàmm di naan am leen jàmm dal jàmm dalantoo jàmm si barki Seydina Muhammad commencé waxtaan bi si bismillahi rahmaani rahim pare ko si alhamdulilahi rabbil alamin ñëw def benn apostrophe ñu def benn waxtaan bu gaaw comme que guddi na ba pare si ñenn ñi amaana tamit ñenn ñi fajar la si ñoom amaana ngoon la tamit si ñenn ñi mais daal nañ ko def rek te gaaw man damay ñëw am lu ma laajte lu ma xaw a jaaxal si sénégalais yi ak seen i naafiq seen i jugement ak seen seytaane lu tax may wax loolu mooy jamono ji dama gis si toile bi ba si plateau télé yi ak ruq yi gars yi di wax di expliquer mi Sénégal violé nañ ko violé wuñu ko magum jëmm la mur majeur est vacciné naa loolu mu nekk benn débat bu sénégalais yi ñeme nañ ñoom toog di si wax xam nga di jaay doomu jàmbur di vilipender doomu jàmbur ok y a pas de problème mais léegi quand ça part nag dans le cas Adji Sarr la te kooku noonu sax ñuy vilipender noonu di wax moom bosam am na preuve parce que doom bi màgg na doom baa ngi dox su ma juumul am na preuve am na lu ñuy mën a laal ci mais Adji Sarr loo xam ne ni ko ba mu fi biiree ba tey kenn mënul fexe ba gis xolal dégg ñee wala jënd nañ couche wala jënd nañ xolal meew wala jënd nañ nangam sangam kenn mënul comprendre kenn mënul comprendre yaa ngi comprendre léegi nag man loolu daf ma jaaxal loolu man daf ma jaaxal moo tax tey jii nii man ma toog may laajte ma ne mais sénégalais lan moo leen dal lan moo baaxul seen bopp yi lan moo nekk wala c'est quoi le problème seen naa fekk baa ngi nii lu ñuy waxati ak lu nit ñi mënatul comprendre parce que Miss Sénégal bu ñuy wax moom lu mu dee doom baa ngi fii nen dem wëri baayam yomb na baay bi mënu fee réer doomu jàmbur ba muy dugg di dem bi ab lu muy lijjati daa am si yoon ñu mu tegu ñooñu mu tegu nen xoolaat seen calendrier wala nu ñuus leen nu wax nu lijjanti si ñooñu doom baa ngi foofu leer na ma ni que baayu doom bi ñoo ngi koy gis chaque jour ñun suñu bopp moo ngi jaakaarloog ñun chaque jour di nu jaay la sein wala rëy làmmiñ yaa ngi comprendre sénégalais yi nekk fa bëgg faa rëy làmmiñ bëgg faa naafeq bëgg faa seede loo xam ne ni que ñoom ñu si bëri dara leeru leen si topp doomu jàmbur bi di ko lekk pendant ce temps nu ma ko waxee rek doomaraamu Adji Sarr cet imbécile cette garce ba mu fi biiree ba tey kenn jëndagul paquet couche kenn jëndagul potu meew moroomam yi biir leen ba wasin ba doom yi di jàng dox qu'est-ce qu'il est xanaa jinne la biir wala dëmm la biir wala moom sénégalais yëpp la jaar nag biirandoo leen nit ñi bëggu noo lijjanti loolu kenn bëggu see wax c'est quoi le problème su lii tamit dafa bokk si lu may expliquer si presse médiocre bi cette presse bi nga xam ni que ay mbaam leen lu nu wala médiatiser duñ ko médiatiser am na affaire yoo xam ne ni que qu'on s'en tape on s'en fout su ngeen demee ba di ko médiatiser na ngeen si dox lu si war ba mu leer seen bopp yi ba ngeen am preuve ñaari côté yi ngeen ñëw ngeen teg ko soog a fatt nit ñi mais ñëw andi seen i histoire médeup teg ko si kaw nit ñi sonal nit ñi léegi am na de te du am fin du am issue ñun tamit nu gën a koo tamit topp si mais ni amuñu ay problème quoi dëkk bi gaa yeeg ñu kidnappé ay doomaraamu makeeg ñu kidnappé ay doomaraamu kilifa diineeg ñu kidnappé nit ñeeg ñu ngeen ñu waaye tey noo tere noo dund wel ñun ñuy nekk fii nii au lieu nu lijjanti dëgg bi ñuy jéem a xool ay affaire yu ñuy fendi ko parloo Sénégal kenn du comprendre lan lan wala lijjanteeg lu nu wala te lijjanti soo jógee nu la ne am na kuy wala mën a soppi dëkk bi nan lañ koy soppee avec ces gens de conneries
moo tax ma leen koy wax chaque jour naa leen changer Sénégal dina jafe parce que mentalité yi ñoo njëkk a kale te tant que débloqué wuñu ko kenn du mën a changer Sénégal képp ku fi ñëw va faire une répétition et dégager c'est tout ça va juste être une répétition da ngay ñëw toog nu saaga sa ndey yàq la lu ndeyam nga laa di lekk yoolu ngay lekk yàq sa njaboot ak kii nangam nu jël keneen mer ngemboo la xam ne mer ngemboo ko fal ko teg ko et la routine continue loolu rek a fii dem parce que suñu bopp yi moo kale ba miis Sénégal demee ba biir ba wasin ba doom bi màgg ba ñu koy waxtaanee la Adji Sarr tamit waloon génnee biir waloon génnee doom waloon teg nu waxtaanee si tamit ñu cotiser ñun ñëpp jënd couche mais ñun allez on nous a transhumé on est parti parler d'autres choses comme à l'accoutumée ça c'est à l'accoutumée xolo c'est de nos habitudes ñun moom dañuy jàpp si lii pareegu nu dégg ni tëll fële nu bàyyi lu nu nekkoon fii dem jàppaat si lii nekk fa nag xolal waaw langalante ko nag soo waxee gaar waale yi commencé waxu dof yi commencé fu heure yi lang si wax gi yëkkeetu bisab bu nekk di nga ko gis avec ça nu ne dinañ changer Sénégal lan la ñuy changer qui va changer ce pays comment quand avec quoi avec ces gens-là avec cette mentalité avec ces façons nen wax d'abord fu ñuy commencer parce que avec un changement faut toujours commencer par un soo bëggee 2 3 4 5 on commence par un on va commencer par quel bord fan leen wala commencer tey su ñuy defar dëkk bi fan y a des problèmes y a des problèmes balaa may dee may gis yenn liveurs yi wala yenn doomaraam yi ñuy gën di am na ñu expliqué ba léegi wax gi moom mooy nan lijjanti ji tey jii nii wax gu fi sumb woon ba du naan ay dooma ki biir rek ki viol ki ñàkk viol ba léegi nag kamoon parce que la patience a des limites la patience a des limites yow soo kii bi violé nañ ko biir na nga maye temps ba xam ni que yow taaru ëmb la ba wasin ba ngénte ba gars yi lekk yàpp sax naan ay meew lekk beñe ba digéré ba puub ko ba ñëw ba toog ba dem wax leneen ba xale bi di jàng wax bay xàmmee ay tonton ki tata ñun ba léegi nous sommes dans la xam nga voilà dans l'impasse et dans le noir dans un brouhaha je te jure oui 14 morts gratuits ba léegi gisaguñu benn vivant voilà nouveau-né bu boo la ñëw représenté emblème mu 14 morts yi ba tey ñun gisaguñu ko parce que ndeyam moo rey 14 personnes ba pare biir ñu koy xaar moom mu ñëw gars yi fajee ko seen i rongoñ mais ba tey mënu noo lekk beñe ba tey kenn du gis laax gars yi ñu on a le temps d'aller expliquer d'autres choses hein on a le temps d'aller expliquer d'autres choses laa lay wax nos morts sont toujours morts en vain moo tax Sénégal xeexal ko day métti soo deewee du lay fàtte yee ñoom xolal nee naa la du ñuy commencé añ dégg tell si tali bi nu bàyyi fa boolu añ bi dem xooli lu xew si tali bi moo tax may wax souvent naan rey sénégalais moo gën a yomb si àdduna bi loo munti gis c'est très facile soo bëggee rey sénégalais defal bruit ñëpp génn nga dóor fa bomb pap mu jeex aca nu raase bale jël gas suul teg c'est fini du doo den kumpa sob waane naa fekk billaay suñu bëggoon rey sénégalais nii tel defal bruit si biti rek mais tel nga gis koñ bi lépp ñëpp génn seen bopp yi ne nii rek nga teg bomb pam wala ca liggéey bu yomb nga dem toogi na rek moo gën a yomb kaña sax moo gën a jafee rey ko sénégalais kaña di nga xam nga di nga fatti pax sotti ndox sànni xeer xam nga yenn saa yi nga mbal yenn saa da ngay rey sa kaña souvent nga pare amee si tànk bu rëq wala nga amee si xolo loxo bu foxoj kaña nga xam que kaña dafa am bopp mais xoolal sénégalais doo dee comprendre pendant ce temps les cons les clowns de la république yeneen dofeek mbaam yi yi sa balade Macky Sall a le temps de faire ses voyages les khalifes disparaissent et apparaissent comme du n'importe quoi xam nga on voit les Niassènes qui sortent là-bas ils commencent leur campagne 120 millions yi la fa sa 120 millions la waaw Niassènes yi gis ne leen nii sànni ay fleurs ñoon commencé nañ campagne al Macky Sall moom waaw commencé na noo wax soo waxee nu commencé funka ki dinaaw di buccatiku voilà 120 millions la sa 120 millions voilà on va vous vendre tous oui dafay dem njëg voilà léegi xaaral léegi Baye Fall yi tamit léegi murid yi nu jaay le mu taxa
comme ni ma ko waxee sa université ba la ak sa campagne ba xam nga ak sa màggal ba tamit rek 200 millions la parce que moom 200 millions la am màggal waaw léegi tuuram yegg si tamit ngeen dégg nu génn waa Macky ñoo ngi koy sant di ko gërëm waaw lu mu fi def waa Macky Sall kii chacun à son tour pendant ce temps kon yaa ngi si suuf di saaga wala di dof wala ñu ñoo ngi lijjanti yeneen jigéen bu nu jàpp violé ko baayam nekk fii si biir dëkk bi doom bi màgg ñu wal koo lijjanti ñëpp xam ma ne la ñu nekk fi di jéem a lijjanti ay yeneen gaama ki naan yoo foofu nag gars yi di ko laam-laame naan biir naag biirul violé nañ ko violé wuñ ko magum jëmm la xale laak waloon naa yuuxu lu tax ba ñu ko violé demul lu tax deful nii lu tax ñun xam nañ Sénégal am na lu bëri bàyyi yoo xam ne lii la lii ngeen nu defloo ak lii ngeen nu gëmloo ak fi ngeen nu tànc la moo yóbbee lii léegi nag tey problème baa ngi nii taxaw ñu naan ko lu tax defoo ko woon moo tax ma naan toujours faut prendre ses responsabilités soo waxee nu ne la nañ ko arrangé si suuf nañ ko waxtaanee oh non c'est lii walul jub kaw diw kilifa la wala diw nangam say parents toog sa bopp ba yow sa bopp da ngay tiit sax génn wax lu la def ñun sunu njaboot wala ñun si sunu famille kenn musu see am lii kenn walu koo kee yow nga ragal nga dem ba benn jour am ay kaate léegi nit ñi doon ne lu tax waxoo ko woon ko foog na ñëpp di wax bi muy clair nu koy teg li jënt ko ku mer mat sa bakken maanaam ni que tôt ou tard day feeñ da nga koy nëbb benn doomu xaraam si famille bi mooy xëy mer la wala xëy jàppal la en wala nangam wax ko wala dem nettali ko ay sa tôt ou tard day yegg si nañ ko wax li jënti ko mu jeex mu teel fee yam ku ko fi meree ko fi ku koy comprendre ko fi et après nu teel a xam lan moo des si groupe bi ak léegi nu ñuy éliminer ak ñu ñuy àndal continuer dox day clair dès le départ mais di ànd ak ay nit di dox te du leer ngeen nekk si benn mensonge bu am si diggante bi ku nekk képp ko xam nga di xool si waxum lan waaw suturaal wala xam nga diw mag la wala diw lii la wala diw kee la chaque jour ngeen di yeewante amante audace xool di xoolante si ay gët yuy waaru balaa gaay di dem di lijjanti ndax xale boobu wala naa wax wala waxul nee naa leen nañ test ADN ma leer na ma ni que Miss Sénégal ku ko biiral moo ngi jàkkaarloog ñun chaque jour nu koy xool jàppee ko l'homme sain wala l'homme de la situation wala waree fa te boobu kenn bëgg koo lijjanti wax ko moo parce que doom bi judd na preuve yaa ngi fii lu palpable la loo xam ne kenn du ko wérante doom baa ngi di dox ADN rek voilà dooma xaraam bu nu dénkoon xale bi ba mu jël xale bi di ko këlli-këllee fu nekk mu dugal ko wal naa am carnet wal naa am calendrier voilà les calendrier bi nag na génn nu toppaat ko rek waaw képp ku nekk dina leer ADN mu leer moom dinañ suñ ko ñuusaat ko dina wax fu mu dugaloon xale bi voilà léegi nag wax bi nag nu ñëw nu gën koo tënk nag ñoom suñu demee ba wax boobu mu toll foofu ba mu wal koo lijjanti nu wal koo wax ba gars yi di ko kaas kii am waaw biir naag biiru loon lu tax mu waxee la doon tappale feebar daw na village ak dawul village dugg na fii nen lijjanti bu Adji Sarr moom mi fi biir boobu daaw ba ren te xoolal kenn lekkul laax nen ko lijjanti parce que y a des choses yoo xam ne nit ñi dañoo war a toujours di marquer point di marquer position di ko téye di ko topp ba mu jeex topp action dafa baax si xeex waaye di bàyyi di tëb di dal xeex bi du gaaw a jeex da ngay jàpp benn côté nga matt ba mu dagg wala nga jàpp benn côté nga damm ba mu wóor ngay soog a wuti leneen mais xeex boo xam ne cof fii cof fële doomu jàmbur léegi parce que ndeyam xam naa ak baayam amuñu braloo wala siwlu wala waree fa léegi moom la ñuy jël di exposé lu ñu ko digoon lépp bëgg nu ko koo jox ñu affaire de Miss Sénégal boobu nu war ko investiguer nu naan Miss Sénégal ban Miss Sénégal du Miss Sénégal business c'est pas pour les Sénégalais parce que compagnie étrangère moo ko moom si beneen compagnie yu jàmbur moom loo ko jël tur gi moo fi nekk ñun suñu image la ñuy use ñoom di ko marketing di si def lan proxénétisme Miss Sénégal ñun musuñu koo gis ñoom sax ñu fexe ba yóbbu ko mu dem représenter Sénégal si lenn naan ko ay dinaa la yóbbu voyage ak dinaa la jëndal oto ay ki loolee Miss Sénégal soo paree yenn défilé yi ñu taxaw loola fa tournée di kii ñu ne léegi loolu mooy doon noo yeb ñun doonoo wala wax si lu am fulla gi xale yu jigéen yaa ngi Sénégal fees fa dell nu leen di violer suba guddeeg bëccëg lii dama ko fee yàgg wax naan nag sunu naa féq bi moo tax yoo xam ne ni ko mooy loolu kër yi ngi doj parce que lu tax yenn pas pervers yi ak yenn nijaay proxénètes yi dooma xaraam yi
xaaju guddi la ñuy bañ a dégg dugg si xale yi di leen baaraam wala di def seen yëfu dooma xaraam muy claté waa kër gi di ko xam seen i soxna di ko xam au lieu nu wax gi teel koo lijjanti pour dooma xaraam boobu même su feebare wala waree fa nu lijjanti ko nu naan nañ ko waxtaanee wala jug kaw yow moom kii ay affaire mooy loolu mais avec ça on va faire quel pays ban dëkk soo xefale nu ne xale bu jigéen bee bëgg góor da ngay dof dafa sa nu ne xale bu jigéen bi moo bëgg góor te fekk xale bu jigéen bi moom mooy loolu de ñoom ñoo ko tàmmal lu bon depuis le petit âge ñoo ko tàmmal lu bon depuis le petit âge di ko def lu bon ba mu tàmm ko tamit mu màgg ay affaire am suñu jigéen ñi am lu ñuy on se pose des questions alors qu'on connaît nos coupables on connaît ceux qui pourrissent ce pays là on connaît ceux qui foutent ce bordel mais on n'accepte pas de le dire parce que principe yu ñu dugal suñu bopp affaire yu ñu jéem yaree di ko jéemali te loolu moo nu si yàgg moo nu yàggal moo nu yàqal moo nu sonal biir Sénégal c'est de la merde da ngay xalaat rek temps booy da ngay xalaat laa la wax temps booy da ngay toog si bool nu naa la xale du laa digg ndam xale du lekk bopp jën da ngay xalaat da ngay dem ba loolu da lay xoolal traumatisé nekk sa bopp ba yow da nga naan mais what the fuck bàyyi nu traumatisé la si loolu mais tey regarde-moi ce peuple après là on se lève ah non dëkk bi dina yàgg a métti billaahi dëkk bi dina yàgg a métti parce que lu nu wala wax leen dul wax du ñuy màtt di ëf jàpp fii bàyyi si lii dem waxi ji lee jàpp fële bàyyi lee ñëw waxi ji lee on ne comprend pas Adji Sarr biir fi wax fi expliqué fi waay andi fi coow boo xam ne yëkkati fi loo xam ne jëkki-jëkki bëgg a disparaître nii nu bëgg koo làq ba nit ñi fàtte wax gi créé fi yeneen affaire ñun ñu bëgg fee bàyyi loolu lu nga xam ne ni que dafa jël ay risques yoo xam ne ni que mooy risques yu rëy si biir dëkk bi parce que lii ça en va avec la crédibilité maintenant de waxuma la presse mais de tout un chacun avec la crédibilité aussi xoolal lu sénégalais yi di wax tamit quoi léegi ñun ñu toog di ko foowee nuy bàyyi loolu noonu xam ni que bu baax ñun comme ni ma koy waxee rek fële ne nuy dem di toog di sonal suñu bopp ki di expliquer di wax ak di warante di saafante waxu Miss Sénégal boobu du lu bees du lu nu jaaxal tey ñun suñu bopp xam nañ ni que bu baax ni que loolu cagatu leen ko defee léegi nag au lieu nu teel koo nangu gars yi lijjanti ko fii leen nekk di fen di jéem a xool lu ñuy arrangé lu dul arrangé bëgg fee nekk l' avocat du diable nan dem nekk avocat wu suñu avenir yi nan dem nekk avocat wu suñu bopp nan dem nekk avocat wu lu nu war moo gën nekk fii nii di plaider ay doomaraam wala bëgg topp ay dooma xaraam yoo xam ne ni que lu nu waroon def suñu ko defoon kenn du joxoñ wala kenn du wax quoi voilà mais léegi nag suñu defee bu nu wax ñoom dañoo wala lijjanti seen i bopp wooy Ferlo waxal de léegi 400 000 yi fu mu mujjee 400 000 naxa saay na de 400 000 naxa saay na nii waaw suñuy 400 naxa saay na nii yu nee naa la nit ñee ngi si yeneen wax voilà nit ñee ngi si yeneen wax diw infiltré la diw génn na diw jàpp na lee diw wax na fële ñii di créer affaire de pro kii dugg sorti bi fële waa ñee tamit génn fële waaw ma maki ñoom si yeneen waxu base bu taxoon nit ñi génn waxu base bu formé woon nit ñi fàtte ñoom ils sont dans d'autres choses moo tax ma naan toujours combat bi toujours daf may saf mer ngemb daf may saf ñoo xam ne ni kay saa gi nii danoo mer rek di xuloo di fëy di dem mais c'est pas fait intelligemment c'est pas fait de façon ni que ça doon fay bëgg a dindi benn feebar benn jàngoro définitive quoi man loolu gisuma ko si combat bi gisuma ko parce que les vrais éléments de base yu ñu commencé woon combat bi yoo xam ne ni que ce sont ay points yu nit mënut a dindi ay points irréfutables yoo xam ne foo ko teg ñëw daal di ko défendre sa bopp ni que lii moo tax may xeex du naa la woy lii jar na xeex yooyu c'était des points yoo xam ne ku la dégg nga naan lii ngay xeex danaa la woy waaw xeexal wax nga dëgg waaw say ressources changement wu sa dëkk ak yenn base yi loolu ku la ko dégg danaa la waaw mais tey jii nii si xeex bi soo ko xoolee si lan la gën a orienté xoolal tey xeex bi soo ko xoolee si lan la gën a orienté moo tax Macky Sall se pavane tout doucement xam nga dans son marigot voilà moom kay bul comprendre il est dans ces petites choses moo ngi dox di lijjanti boppam di dem di ñëw di lijjanti affaire am
Gilbert Faye nee na Kodas na défendre Miss bi man nee naa leen Kodas man seeni mbir man ñoom dun maa mus a jaaxal voilà ñoom seen association xawma lan kii c'est pas pour soutenir les femmes mais c'est pour soutenir une femme wala xawma nan la fa demee mais ñoom ba léegi expliqué wu nu comprendre léegi Miss bi comme nu ma ko waxee nar naa wéet si combat am nar naa wéet si coowam nar naa wéet si wax gi parce que xam nga rek ndeysaan yàlla mayu ko ay bras longs xam nga mayu ko mu bokk si famille boo xam ne ni que mooy loolu te comme moom nu mu ko waxee sax ne woon nañ de toute façon ba ñu ko falee dafa ñaaw yaa ngi comprendre moo tax nar naa sonn si waxam moom duñ ko teel a xam nga duñ ko teel a langal dès le départ voilà mais léegi wax gi moom mooy ñii nu daa di ne man comme lu ma waxee ñoom ñoo rafet ñoom ñoo taaru ñoom leen tooñ ñoom ñoo kii mais ba léegi gisaguñ ba léegi lu tax wax gi kenn bëgg koo leeral lu tax wax gi boobu noonu ba léegi kenn mën koo teg si table gi man foofu la sama problème di duggee nit ñi au lieu nu xeex kaa boobu noonu mu clair nuy nekk di lijjanti yeneen bagage yoo xam ne ni que kenn santu leen ko kenn santu leen yu kaa yu mel nii yu ko gën a garaaw dina génn Sénégal encore nen dem attendez-vous seulement d'autres cas vont arriver plus xoolal rebondissant que bii ñu d'autres cas plus con que yi parce que lu tax ñu koy def léegi ñun fital nañ leen may na leen ubbil nañ leen yoon bi parce que on ne réagit jamais duñ koy jàppee buzz léegi nag ñoom il nous donne de quoi faire du buzz et de quoi nous xam nga s'occuper moo tax ma naa leen comme que nag ñun dem na ba affaire bi tolleenu fii au lieu nu faj ko mu jóge fi xam nga dootu fi am léegi ñun ñu dem ba mel ni que dafa bëgg a bokk si ak xam nga dund gi wala dafa bëgg a bokk si wax gi ils vont continuer maintenant wala ils vont commencer xoolal à chaque fois nous les remettre donc ces genres d'histoire attendez-vous à plus alléchante que ça. waaye nee na ko xanaa Adji Sarr Amérique la bëgg a wasine ma ne ko Adji Sarr waxuma la Amérique la bëgg a wasine de mais man dama naan xanaa Adji Sarr Sénégal la bëgg a wasin parce que ëmb bi gudd na quoi ak lan la biir loolu mooy wax gi waaw biir 9 mois lañ si xam da gaa yi compté nag gaa yi ñoo ngi commencé dugg 11e mois léegi moo tax ma naa la biir bi xanaa day wasin école football wala day wasin 16 millions habitants xam nga 16 millions de lire wala 17 millions la biir si biir bi xam nga voilà wala coonow àddunaw Sénégal bi yëpp la fa biir on ne comprend pas voilà wala ay maamam ñoo nar a dekkiwaat la biir gi daal c'est compliqué man moo tax ma koy lijjanti naan parce que suñu demee bay waxu Miss Sénégal nu calculer xool période yi sorantewuñu voilà morooma mii nag biir nañ fi ba wasin voilà ba doom yi di taxaw ak di tourner ba nit ñi di laam-laame xam nga di xool di naan ay def naag kii ak nangam ku nekk di ko sàndante mais moom daal ba léegi nii comme ça kenn jëndagul couche kenn lekkagul laax ba léegi moo tax ma naan nag moom lan la wala biir voilà lan la wala biir ban xeetu biir la moo tax ma naan xanaa sa kii ba la sa laale parce que nee na sa ginnaaw leen ko moo tax ma ne la biiru ginnaaw moom di nga ko bëgg a wasin mu tëla loolu waxoon naa leen ko fi ay jaw man naa leen biiru ginnaaw doy na waar voilà parce que c'était trop louche quoi c'était trop louche ba tey jii nag gisaguñu dara gars yi nee neen duñ si wax gars yi nee neen duñ si lijjanti gars yi nee neen duñ ko wax waaw moom doo jaaxal na ma voilà ba pare tamit nu profité sax xool kan leen nar a tuddee doom bi tout cela c'est à réfléchir parce que doom bii nii man xaw ma ban tur lañ ko nar a jox voilà doom bi man xaw ma ban tur lañ ko nar a jox kuñ ko nar a tuddee waaye nat na nekk ku dëgër bopp moom tamit parce que moom ndeyam bi ëmb na ko ëmb long terme lii leen naan long terme xam nga leen naan ay court terme ak long terme lii nag mooy ëmb long terme ëmb bu kenn bi ëmb fictif waaw ëmb fictif long terme waaw lii kay moom du naa la ëmb nga rek voilà jusque ba ngay wasin rek voilà nga naan quand est-ce je vais donner naissance quand est-ce sera le terme ne la long terme
jusqu'au jour de l'accouchement ma soeur wala ma fille ngay nga kawal la di dem bi may ëmb long terme voilà. ah non mais Françoise mooy kii bi moom mooy suivi kii bi quoi aide infirmière suivi des grossesses bi Françoise moom moo yore carnet bi de ah mais moom leer na ma ni ko soo ko woowoon tey jii nii laaj ko état wu xale bi fu mu toll moom si boppam xoolal réer na si ay calculam parce que tellement ni que grossesse bay gudd waaw Françoise de moom mooy marraine bi de chargé des doxantu des damp des bës ndigg xam nga voilà ak visite gynécologue yeeg lépp Françoise a ko yor mooy maman bi mais man nee naa leen bir na ma ni que jamono jii fii nu toll Françoise soo ko yeewee nga daal di ko tegal caméra mu jaakaarloog moom nga daal di ko ne mais léegi sa patient bi sa xale bi sa doom bi si ñaata état ñaata visite la defagum xam nga voilà léegi ñaata yoon lay lekk poids beeg affaire rek yooyu ak noonu di ko moom si boppam réer na say calculam ëmb bee tëw a jeex ba pare invisible et inodore incolore billaahi ëmb bu invisible bu incolore inodore voilà ëmb yooyu ngay am foofu waaw xam naa ne doom bi yaa ma di tax lañ ko nar a tuddee wala dans le vent voilà dans le vent waaw xale bi nan la tudd dans le vent waaw sant gi nag moom Sénégal parce que doomu Sénégal lay doon waaw dans le vent Sénégal wala non du ma ko jox njaayee ni day doy waar dans le vent Sénégal xale boobu noonu ñun su boppam ñoo koy njëkk revendiquer du nu bàyyi kenn bàyyoo ko voilà xuloo bi nag moom pour mu bañ see am kenn di si xuloo wala kenn di si wax dañuy jël lépp rek xam nga daal di ko tuddee comme ça Sénégal suñ ko santale ku ñëw gis si boppam donc xale bi nu teg ko dans le vent Sénégal voilà doomu dans le vent la doom la boo xam ne kenn comprendre l'enfant qui est venu dans le vent yaa ngi comprendre pour tous les Sénégalais doom bi day am sens day am sens de ñu moom dinañ ko revendiquer voilà chaque Sénégalais un paquet de couches wala un pot de lait loolu mooy nekk turu association ñun ñoo koy yaral suñu bopp ba mu màgg jarul sax di ko yi xam nga di si sonal kenn 14 doom leen si ñaar du ay fo 14 jeunes futurs yoo xam ne kenn xamul lan leen naroon servir Sénégal leen si ñàkk benn bii nii moo nar a nekk suñu nàmpaay moom leen nar a fajee suñuy rongoñ xam nga donc duñ si nangu kenn ëppale si kenn duñ koy teg mu tudd dans le vent Sénégal daa ngi comprendre chaque maison un pot de lait wala un paquet de couches on se débrouille xoolal xale bi moom va vivre bien génnee leen xale bu ngeen làq doomu jàmbur bu ngeen làq wala leen nu biir bi ngénteel leen nu waa Adji Sarr ngénteel leen nu dimbali leen nu ngir yàlla wàccee leen nu biiru invisible bi sonal nanu parce que l'instant gi ñoo ngi lijjanti ay biir yoo xam ne doom yi juddu nañ nit ñi mën leen a génnee photo gis moo ngi dox yaa ngi comprendre donc nag benn biiru invisible bëgg noo kidnappé depuis ñaata at libéré leen nu jàppale leen nu si biiru invisible yi kenn xamul ëmb mbonaat la ëmb kenn comment on va appeler cette grossesse ëmb mbonaat wala ëmb de tortue wala ëmb kakatar wala ëmb comment Adji Sarr waay su nekkoon góor la moom dina génnee xale bi wa ilaa nag moom sax moom mu génn wax parce que yenn yi nii moom comme nu ma ko waxee àq la quoi non yenn yi àq la l'enfant de la nation nii nga jël ko c'est du kidnappage ñun ñëpp dañoo war a def plainte dañoo war a def benn affaire nu bind plainte parce que suñu doom leen kidnappé Adji Sarr daa foog ne moom doom bi mais Adji Sarr moomu doom bi ëmb rek la si am Adji Sarr loolu la xamul moom moo tax nit ñi duñ ko war a yee waxaat ko ñun sénégalais yi nag ñoo war a am fulla ak fayda daa di bind def suñuy affaire daa di réclamer suñu doom parce que lii kidnapping la ça c'est l'enfant de la nation oui dans le vent Sénégal l'enfant de tous les Sénégalais lii doomu ñëpp la ñun ñëpp la voilà parce que xale bee juddee si ginnaaw xale bee ñëw nekk fi kenn comprendre xale bee fi judd ba waxuma la sax moom dafa juddoo si ginnaaw rek yóbbaale 14 personnes yaa ngi comprendre sénégalais yëpp jooy ko donc lii ñun comme nu nga ko waxee suñu doom la c'est notre devoir tey jii nii suñu nampaay c'est notre devoir tey ñu mën a sàmm xale bi du nga ko war a laajte xool ndax tamit xale boobu nga si jàmm tamit est-ce que sa judduwul tamit nu kidnappé waat ko moom tamit wala nu jaay ko on sait jamais na laajte xale bi fu mu nekk yenn biir yi nii yenn biir yi nii kenn du comprendre quoi
sama waa ji ne dama mois de mars lay xaar oui sama day oui ay waaw mars moom mooy mois bu nu gën a yab Sénégal wax nga dëgg de toujours mars la mbir yi di xewee Sénégal moom waaw toujours lépp moom mars rek mars lañ yab waaw balaa ngay jékki-jékki nu ubbee ko journée de la femme waaw wax leen ubbee seeni affaire teg voilà mois bi moom premier fête 8 mars pap rek na ne journée de la femme kii daal da fekk ni ko xoolal femme yooyu noonu non femme yooyu ñu bëgg a dee waaw femme yooyu ñu bëgg a dee Sénégal te loolu dafay yàgg nag sonnaayu femme yi nii Sénégal ak nii du leen jàppee nii du lu bees nag dafay yàgg oui femme yi moom gars yi dem nañ sa waaye jamono duñ doon juum seen kaw xam nga da doon am ay juumte si kaw femme yi gars yi dañuy takk seen jabar ba pare sax daal di juum dem tëdd si raq ji yaa ngi comprendre génnaat après suite bi kenn du comprendre quoi femmes yi non les femmes elles ont une longue histoire c'est depuis Adam et Ève une longue histoire lii seen lii yàgg na Sénégal laa la wax nañ si bañ a jug rek voilà nañ si bañ a jug rek waaw man daal moom nañ def pétition pour dem seeti suñu doom dans le vent voilà dans le vent Sénégal du nga ko wala dem seeti dem lijjanti ko daal di dem xam nga xool xale boobu fu mu nekk te nu bàyyi doomu jàmbur muy Miss Sénégal 2020 bii nu jàpp sonal nu jàpp di expliquer ay wax yoo xam ne ni que kenn xamul lan la suñ ko mënul jàppale mu xam kan mooy bàyyi doomam wax gi leer nu bàyyi ko quoi mu doxi ki problème am voilà nit ki soo ko mënul dimbali bul ko yokki problème voilà léegi nag ñun nu dem li jënti suñu problème mi parce que problème mu biir bu nu mënul gis biir bi bu nu mënul gis wasin bi loolu problème la loolu cas urgent la loolu noonu cas à suivre la yooyu noonu cas à topp ba mu jeex la nen dem topp kooku moo soxla ndimbal voilà kooku moo soxla ndimbal moo tax it nañ wax dans le plus essentiel gis naa temps yi comme ni ma koy waxee sànq yéen laay dóoru génnaat nen taxaw ñëw génnee seen i protocole ak seen i wax seen i explication yoo xam ne ni que kenn mënut a expliquer kenn mënut a wax voilà surtout ma taay di Californie moom moo jël trophée bi taay sama copain Kali moo copain taay di moom wuuf waaw affaire yi nii la di choix la affaire yi choix la woy bopp lu ma ci bët yenul waaye xam na lu bopp attan noonu la affaire yi loo attan rek ngay doxal lu nga mën ngay defee voilà ku nekk tamit comme lu ma waxee rek yaa ngi daa doon ko wax de ba de combat bi ku nekk lu la fi andi sooy ñëw si combat bi danga fi ñëwal sa bopp te yàlla tax ngay xeex say principe te yàlla tax su la fi nit andee wala dara andi la fi su la fi nit kooku jugee bàyyi la fi moom wala loolu noonu nga fi foogoon changé combat bi daa nar a doy waar daa nar a changé moo tax na nga am principe yu solide xam lu la fi tax a ñëwal fi sa bopp d'abord point léegi nag comme du ma ko waxee rek xam nga la moo gën a neex la moo gën a neex yow nga am ay sàcc yu la sàcc romb la nii di daw yow nga xam ni ko bu baax ñii ñoo la sàcc ñii ñoo la rawale xoolal ñoo ngi dem yow nga topp si koo xam ne ni que ko wala su ma la si nga topp si ñoo xam ne ni que amul dërë du intérêt du njëriñ du avancement du xoolal tous nga bëgg faa topp di mer di xuloo di wax ak di expliqué daf may def ay ree fii lu waay def boppam soo foogee yaa gën a muus nit ñi wala yaa gën a mbog nit ñi doxalal su yegg see mu claque nu xool la xaye on avance juk en avant mu dem on n'est pas là pour xoolal kii di mais les Sénégalais ils ont le temps doonoo am jot bëgg toujours fay wonte kekkonte boo xoolal on va les dériver encore si beneen wax boo xam ne ni que
amul bopp amul sens parce que tey jii nii ñuy dem di toppanteeg moom di dàqanteeg moom si ay choix personnel am yoo xam ne moom la concerné moom moo xam yaa ngi comprendre choix bi yokkalul wàññilul avancé lul joxul dépense kenn dégg nga waaw mooy loolu moom la conseil moo xam yow da ngay perdre sa temps ba pare wàññi de la valeur marchande boo xam ne mën nga ko yokk yow si yow fu nga nekk yow fu nga bokk yow ak si ñu nga àndal pour lu ngeen di dox mu dox mais temps boobu ak énergie boobu nga perte ko topp koo xam ne ni que moom lu mu jël choix décision am la te décision bi kon ko waxee benn mango bu nëb walu te mën a yàq saaku bi benn soble bu nëb walu te mën a yàq saaku bi c'est simple ku nekk dox doxam ngeen wax lu gën a am importance Sénégal wax tey jii nii loo xam ne ni que lu tey jii nii moo mën a soppi dëkk bi nit ñi jàngat si mu am njëriñ wante topp comme ni ma ko waxee des personnes qui se cherchent comme nous tout un chacun yaa ngi comprendre ay nit la ñu réer si àdduna gii di xool nan la ñuy defaroo suñu tay ak suñu ëllëg comme ni ko yenn mbaam yi mu jaral leen ko nu dem nu joxe seen bopp yaa ngi comprendre nit ñi di am ay opinion différentes di am ay bëgg-bëgg di am ay tension ki humeur yu différent yaa ngi comprendre mbooloo nag di doole voilà majorité bi fu dëgg bi féetee mooy gagner toujours léegi pourquoi perdre le temps avec certains mbaam parce que commencé woon na fi ak kan bëgg baay cet imbécile tey bëgg na ñëwaat encore vous allez là-bas ça perd votre temps ça déstabilise ça divise et ça perd du temps boo xam ne ça pouvait être du temps apporté si lu ngeen leneen lu ngeen di liggéey wala leneen lu ngeen di def quoi c'est tout à lui seul s'il peut faire quoi que ce soit il n'a qu'à faire fii waxuma la sax moom kese de mais képp ku munti doon soo foogee ni que yow sa bant moo téye mbaar bi roccil seet c'est tout roccil seet 1 de moins 10 de gagné c'est tout philosophie bi foog muy clair bopp nit ñi di ubbeeku pour affaire bi di vision wu xeex bi ak position bi direction bi di rester toujours dans le cap sinon vous serez toujours dérouté toujours dérouté loolu dafa yomb moo tax dañu wax suñu problème bi am si dëkk bi voilà problème boo xam ne que ça concerne tous les Sénégalais quoi problème boo xam ne que ça peut toucher tous les Sénégalais wala c'est à l'intérêt de tous les Sénégalais on n'a qu'à s'occuper de cela ne xool nu mu lijjantee loolu waaye kii waaw nekkate kii lay la woon nekkate kii lay la su feeñee ba ñëpp xamee ko noonu mu leer nañ ko ree nu ree ko ku nekk xool boppam tourner et on continue à avancer voilà et c'est tout continue à avancer bàyyi ko si nu mu ne voilà comme boog sama gars yi am leen jàmm waay Diop Fall xaw ma Diop Fall xaw ma Diop si xaw ma laa lay may bii laa lay may déglu voilà kontaan naa si yow dégg nga Diop Fall boobu laa la doon may c'est tout loolu rek laa bëggoon wax jaajëf voilà kontaan nañ si yow dégg nga voilà. Sergio nee na ma tu as raison Kali s'est trahi lui-même point. non mais am na Sergio Kali il s'est trahi wala qu'il s'est pas trahi xam nga base bi moom mooy lan lépp moom lu muy wut rek c'est son problème est-ce que yaa ngi comprendre parce que man si lan la laa jàppee mooy ni que trahison amul parce que tey jii nii nit koo xam ne ni que ba muy ñëw foofu la jóge benn ba muy ñëw gars yi ñoo dem taboo tamit aussi ànd ak moom bëgg koo xeexee
comme ñu ko defee ñu ay moromam romb na fi moo tax tey dem naa dellu na tamit Fouta Tampi ak keneen ak keneen ak keneen c'est en fait Kali lu mu def nii lépp man lan laa bëggoon pour que nit ñi comprendre ko jàngat ko si mooy c'est une leçon donnée leçon la boo xam ne ni que fii ngeen waroon mën a yeewoo bàyyi di jël nit ñi di leen xeexee wala ku ñëw rek parce que bëgg naa wone ab tuuti point wala tuuti amour wala tuuti gis-gis si lu ngeen gëm rek ngeen ne voilà moom waa kii ngeen ànd ak moom loolu c'est wrong parce que tey jii nii lu boole tey jii nii nit ñi moo gën a rëy lu dul ay nit ñëw rek parce que tey nga dégg ko saaga na Macky suba mu saaga kenn si nguur gi rek gars yi daal ne voilà saa waa ji bokk na non te même nit sooy ànd ak moom tamit toujours faut toujours avoir aussi ta partie réservée bul joxe toujours lépp loolu tamit tàmm naa di ko wax parce que ma ne leen soo joxee lépp nu tromper la wala nu trahir la sa déception day rëy amal toujours sa réserve desel ak sa doute oh ok man noonu de laay dundee man da ngay ñëw ki di ma jaay bàyyi man damaa kii ma ne la waaw baax na pour l'instant lu ma wanagum de way man loolu laa jàpp mais ça ne veut pas dire que ni que damay ànd ak yow kii damay am toujours sama benn partie réserve sama benn partie gardée boo xam ne ni que foofu laay toogee di ñaawee njot naan jour boo wàccee lii ngay dox rek wala jour bu lay konkoolu dikk la wala say rab dikk la rek boobaa man tamit pare naa fii nga may fekk naa la jox sa garab comme ça jàmm day am bis boo génnee rek dama lay ree tey laa la doon xaar xamoon naa ni que le jour arrive parce que même nit noonu la y a toujours des jours de folie tey même dans chaque humain am na jour boo xam ne yow da ngay yeew dund ko lox ba tëdd nga foog ne nekk noonu la ko jour ba dof nga woon y a toujours un jour de folie qui t'arrive ngay fàtte wala ngay naax wala nga nekk si yeneen gaam di planer donc Kali tey jii nii lu mu def tolluwaayam ak lu mu signalé woon dès le départ la xamal ko nit ñi man bettuma man dama koo jàpp dama koo jàppoon comme un point jàpp ko comme tamit Fatoumata Dansoxo moo taxoon maak moom sax nu kii point man ba may ñëw a keeki nangam ba nuy sinu affaire yi yëpp Fatoumata Dansoxo laa gis seen coow bëri nu am affaire de kii ma gis nu sëpp ko nu koy def affaire goo xam ne ma ñëw taxaw si wetam ma ñëw fekk ko tamit mu am ku muy frère di jàppoo ak moom tamit ma daan ne su ma ñëwee bay sœuroo ak yow di kii ak yow gi tamit ñëw di la jàppale sa xarit sama xarit la mais on a toujours suñu point boo xam ne mooy loolu te loolu borom xel yi ñoom suñ koy seetaan moom ba ma ko jëlijee si ay live am si ay entrée nu ma dugg see nu ma accueillir ak yenn wax yi mu doon waxee si foofu man laa teel a jëlijee ma xam ni que fii y a quelque chose ba nu wàccee après ak suñu sister yeeg xam nga gars ma wax leen ma ne leen am na point yoo xam ne ni que mooy loolu ak loolu saa waaye nag souvent sax kii mooy dugg si live am participer parce que soutien la ak nu demee nii mais am na ay réaction yoo xam da koy def sa si naan day foofooloo kii mais doful jëne jàpp ko parce que man ko jëmm la mais da koy tey di ko def te mais man xam naa lu mu siy jubla te man loolu noonu mooy kii ba woo moom si boppam woo naa ko si ñu wax si en tant que ni ma ne ko sa yii ngay def ay affaire de kii mooy loolu te bis boobu sa la mujj si laa lemu téye sama bopp parce que nit wax bu àgg dafa ko moom moo tax ma naan toujours bul joxe sa lépp bu am sa kii te tamit bul teel a yuuxu même dans le départ ba muy amoon naa ay copains wala ay gars yoo xam ne duñu ànd ak duñ ko doon teel a ak ko kii mën na leen kaay bu leen teel a wax man ku ko doon dal sax ma naan ko non bu leen teel a wax bu leen si teel a dugg nañ ko seetaan doxal leen rek na ku nekk si kii am bu ko kenn bàyyee xel su ngeen ko teelee topp attaqué ko dès le départ rek après kenn du am lu mu bëgg te après tamit du ngeen gis mu jëntal neen ko bàyyi mu développé parce que su ngeen ko toppee da ngeen koy jox prétexte fu muy langaamoo daa di ne ni que lii moo tax mu def lii bu ko kenn jox prétexte nañ ko bàyyi mu doxal mu dëgg yaa ngi comprendre loolu daal moom moo fi nekk Sénégal jamono ji ku koy xeexal ay conviction nag si yow lay nekk yow yaay am lu ngay gëm ba pare nga ñëw dugg si combat ñëw taxaw di xeex loolu kenn du la fi andi leneen du la fi andi conviction yooyu soo demee ba gisatoo ko nga daal di dem xooli leneen wala nga daal di dem uti ji leneen noonu moom la ñuy duggee si combat mais soo duggee si combat parce que man dama doon militer si benn parti wala parti bii nii laa bokkoon ñii laa àndaloon ñii ñoo ma fi kii nii boobaa xoolal leneen lu si des lu ngay def lépp mer ngembu la wala xoolal dil la wala plan wala whatever mais du lu nekk lu naturel.
du nekk lu naturel. ba pare dafa am loo xam ne ni que nit ñi ñoo ko dul prêter attention. lu tax man tamit un côté ma doon jéem a pousser pour que gars yi bañ koo def lu rëy bañ koo bàyyi parce que bàyyeewuñu xel ni que ñun tamit tey jii nii fii nu toll suñu delluwaate si ginnaaw ñun ñi fi yàgg ñun ñi fekkee ñu bëri ki affaire kii nii la ñuy duggee ba positionné wu. te tant que tamit gars yi ko def am na ñoo xam ne ils vont toujours le faire parce que lan la récupération la voie de récupération voie wu génn da ngay génn bokk fi récupérer fi ay nit daal di ne lay fële laa boobu dem récupérer daal di kii créer benn affaire génn léegi teg na sa benn tur. c'est un plan boo xam ne que mooy loolu te léegi nous aussi on participe toujours à le faire grandir parce que duñ koy prêter attention. duñ koy prêter attention tey jii nii ku si nekk xam na fu Sénégal toll ak luy problème bi biir Sénégal ku si nekk xam na fu Sénégal toll ak luy problème bi biir Sénégal. na ku nekk xool fu mu mënee mu jëm see jàpp di si doxal di si góorgóorlu moom moo gën temps bii ñuy perte si yenn nit ñi parce que problème mu benn nit du problème mu Sénégal tey kali bu dem ba jaay amam jaabalam alhamdulilah na yem si moom mais heureusement ba Sénégal dese na ñoo xam ne seen am jaayuñu ko nañ sauver ñooñu man vision boobu noonu toujours man si loolu laay prône loolu laay dox loolu laay partage au lieu que ñuy xool problème mu benn nit wala ñaari nit ñuy xuloo problème mu benn parti loolu du problème mu Sénégal loolu problème ay groupe de personnes la wala ñaari personnes yu xuloo wala benn nit bu am problème di wax loolu problème boobu mënul téye Sénégal mënu koo teree dox mënu koo teree avancer mënu koo teree nelaw quoi te nu wax ci problème bu Sénégal problème bu nit ñi bokk. yéen dañ comprendre kooku da dul kooku du c'est pas le combat. combat bi tey jii nii mooy dindi fi mentalité bi fexe ba sénégalais yi jug ñu liggéey Sénégal ñu ñëpp ñu ànd mu dox ànd seeg ay nit yu cohérent ay nit yu am éthique ay nit yu yërëm sénégalais yi loolu mooy wax gi mais pas benn nit buy jaay ngor wala benn kéenee wala benn caga bu perte wala benn doomaraam boo xam ne daa am lu ko metti muy jéem a xool lu mu koy fu muy yuuxoo xam nga wala ay c'est pas le problème ñooñu ignoré leen bàyyi leen foofu nuy toog di wax suñu waxee 2-3 jours kenn faalewu leen 4e jour ba du nga leen fa fekk 5e jour ba tëj nañ seen i page semaine prochaine ñëpp fàtte ne la noo ngi si leneen ñu wax si zircon bi wax si gaz bi wax si phosphate bi wax si uranium bi wax si kilifa diine yi toog di làqatu di fen ak sas yu ñuy teg fu ñu ko teg ak yeneen wax nañu am na wax yu ñu war a wax si Sénégal yoo xam ne ni que là c'est des débats que ñun ñëpp ñu war see mën a sëq ko débattre si. donc combat bi man yaakaar naa foofu la war a toll. wax bi foofu la wala toll degré wu wax bi foofu la wala toll mais pas nekk fii di benn la ki di ñaar xam nga di ko paasante di lijjanti kii da ngaa dem na la yàlla jàppale ñëwaat nga merci beaucoup yow la rek yaa xamoon loo gis ba ñëw ba nga demaat très bien rek c'est bien pour toi oui soo sonnee di nga teg sa taat yi waaw yaa moom say tànk yaa moom sa taat da ngay wëndeelul ñun ñoo ngi fii toog simple. C'est simple. donc daal wax bi loolu moo si gën a yomb quoi wax bi loolu si gën a yomb wax bi loolu daal moo si gën a yomb quoi Sénégal moom mooy problème bi nañ lijjanti Sénégal le reste là on s'en fout su ko defee nag léegi ñu leen di ñaanal yéen ñëpp képp fu mu munti nekk rek naan leen yàlla na leen yàlla jàppale. yal na leen yàlla musal si musiba ak balaa yal na yàlla def lu gën si bépp doomu aadama yal na yàlla boole Sénégal bu nu mën a yeewu tamit nag gars yi mën a ximmaliku xam ni ko wax gi bëri na lool mais nag xoolal un moment il faut action di am
action nu muy amee mooy Sénégalais yi commencé bàyyi seen i yëf yu ñàkk fayda yooyu noonu aller à l'essentiel te jéem a lijjanti wax gi pour mu leer voilà léegi nag moom comme nu ma ko waxee rek le reste la ñuy expliquer nii di wax yenn mbaam yi nii toog si suufa ki di expliquer ki di wax di tëpp ki di dal di wax seen i affaire ki nangam lu ngeen di wax seen xolal on s'en fout yéen a ngi dégg voilà yéen a ki seen i xol yu bon yéen a ki luy bon seen i xol yàlla na si yàgg di ko bon ba muy forox voilà dina si yàgg forox di fa nëpp déggoo de voilà na fa max na fa amee ay sax doon xool on s'en fout ñun ñoo ngi xàppi ñun ñoo ngi si jàmm ñun ñoo ngi wax luy jëriñ nit ñi léegi nag yéen moomee leen reste bi noonu la rek àdduna foog mu am si ñuy nekk si lu important bi am si ñuy raxas bale ak di fomp duus yi day leen di fomp rek dégg ngeen daa leen yàlla jàppale si fomp bi voilà ñun en attendant borom xol yu bon yi bàyyi seen baay tey nee naa leen tey ayewoo leen tey yeneen bagage laa doon wax da ngeen koy denc seen wax yu bon yi ba ngeen aye xam naa lu leen naqari de mais tey loolu dafa bokkul ci samay wax quoi voilà tey ayewoo leen tey seen xol day toog di bon da ngeen gis moustache ba léegi yéen a ngi wax moo ngi màgg noonu lay demee nag voilà da ngeen di wax man tamit may màgg rek yaa ngi gis voilà ba mu leen di naqari nag man mu may neex yaa ngi comprendre muy cokotaan seen xol yi man mu may neex voilà parce que comme boo ko waxee rek lu tàng seen taat yi yéen a ko xam man de xaw ma ko man samay question la posé teg ko fi dem taxawee fële wante luy bax-baxaa seen taat yi comme ni ngeen ko waxee bax-baxaa pisasi yango kenn xamul lan voilà lu koy bax-baxaa yéen a ko xamaa te su ngeen nu ko waxul moom ñun mënuñu koo diagnostiquer mënuñu leen faj voilà dimbale ko leen loolu yooyu waa axlu misaal waa axlu dégg-déggin waa axlu misaal waa axlu dégg-déggin way waa axlu tolluwaay waaw ñun de tolloo du foofu moo tax mënuñu koo dégg te duñ ko dégg suñu noppi non ay noppi ndax yu ngeen da leen yor mais xoolal ba léegi tolloogul foofu te mënuñu koo dégg yéen kay lu ngeen di wax kay moom fuuf non liy baax seen xol yi moom di lakk seen taat yi moom xaw ma ban safara leen ko taale wante wal na tàng waaw loolu wal na tàng de leer na ma ni que seen taat yi su ngeen juutoo moom mën ngeen togg gileem wala ñeey lépp si mer nag ak gonfle taat yu tàng ngeen di juutu nu teg ñey seen ginnaaw rek mu ñor di ñor bay siit naan doomaraa bi waxkatu musiba yi adanu ak ñooy defee lii lépp pour bëgg a dem àjjana seen àjjana bi nar naa yomb de waaw du ngeen fa bëgg a duggee nii xaw ma ban porte ngeen di jaay wala ngeen maa porte bi nu mu tudd waaw la porte que vous allez prendre pour aller au paradis là hein avec ce billet d'entrée là nii ngeen di duggee àjjana waaw xam naa ni que da ngeen di dugg maanaam malaaka yi leen di accueillir si àjjana bi ay xiin loolu leen di accueillir loolu la leen doon wax de billaahi loolu da leen doon wax waaw àjjana bi wala ay du akay taw tey xiini waaw abi mëng-mëngi maa la ko tegal de di la ko bàqal nag gi jëg tagit gars yi ay dukkat la ñuy duggee xam naa foofu ay dukkat ngeen di duggee quoi ngir taat yi tàng wallaahi Baay Faal bi dukkat sax day mel ni saf puub xamal ma def sa balaa di wax musiba tàggoo naa ba pare quoi non mais c'était un plaisir dégg ngeen voilà nu def noonu ba si beneen waxtaan beneen live voilà nu def noonu ba si beneen waxtaan beneen live beneen kii yaay yow Fall nee na ma est-ce que amul benn boret bu musa kat sa yaay moom moo tax nga kii ba ne ko loolu yéen a xam de loolu lépp si coow bi la rek voilà loolu moom lépp yow la yéen a ko xam parce que yéen a lijjanti kaa boobu voilà loolu moom yéen a ko xam mais si coowu question bi la rek voilà kooku moom Baye Fall boobu noonu su nekkee am na tamit wàccul yoonam de voilà te bàyyiwul liggéeyam tamit lu sëriñ bi doon def rek la def waaw si kii ba la sa 33 yi ba la rek voilà héritage bi lu leen seen sëriñ bi bàyyi ah oui c'est pas méchant de man day je comprends pas nag voilà mais même yow mii sa investigation yi nga si def sa ba mu lay kii nangam ba mu lay jaral nga si gëstoo ki di wax ba di teg loolu lépp tamit si yoon bi la de loolay yoon bi loolu may seen yoonu ñuuxintance bi waaw ñuux rek
voilà mais moom ñuux rek waaw ma yoonu ñuuxin taas bi de voilà sa sëriñ ba la nag sa sëriñ bu mag ba la ak héritage bi ak 7 tonnes et demi yaa ngi comprendre ak sa kabar ba sa géej ba yaa ngi comprendre kenn xamul lu mu ñaanoo ba pare parce que ku julli si géej ba pare ay jën sëpp la moom ba muy ñaan ba mu paree kenn xamul lan la woon voilà donc sa ñaan boobu tamit nu lijjanti yaa ngi comprendre gaa bi daa dara remonté fu sori de waaw wow mbirum taat la mbirum taata tan sañ taati taat nee naa leen mën naa togg gëlëm mën naa togg gëlëm mën naa togg ñey je te le jure ñàkk ngeen jom ñàkk fulla uti ji leen xam-xam jaamu ji leen yàlla moo leen téye nii moo leen yóbbee lii lépp rek ngir bañ a jaamu yàlla non jaamu yàlla bi metti na de mujjee ngeen kaa mettil nag waaw mujjee ngeen kaa mettil nee na ana Coura Macky ngi wutim jëkkër waaw su nekkee góor nga kaay nu may la ko Coura Macky ngi utum jëkkër de waaw Coura Macky ngay laaj waaw Coura Macky cherche Maria moo ngi lijjanti ay bagage ama ki dëbësam de waaw man maa ngi di ñëw toog nag waaw